population commune Notto Goudiama bi yëpp di leen ziar di jaal di masawu compagnie gendarmerie bi nekk fii nga xam ni capitaine Faboury moo ko jiite yàlla dogal tiisu màgg wi dal tey ci kawam benn élément daanu ci bassin bi ñu di ko wax Sakoura Gaye dëkk Rufisque ma xam ay bokkam yu baax ñoo ma envoyé sax photo mi ci suba di ko jàll compagnie gendarmerie ak mbokkam yëpp li xew démb nag nekk na tiisu mag waaye nag dañuy ci indi benn jàngat ndax kuy def di def sécurité pour aar ay population yàlla dogal ca la nga doon liggéey yow loola yóbbu la kon ñun population yi dëkk foofu nañ gën a fagar gën a moytu endroit boobu te di xamal waa usine bi ni leen ñun duñ seeni noon seeni collaborateur lañ war a doon ndax nous sommes l'élu local ndax am na lu may déplorer démb ci comportement bi nga xam ne ñoom def nañ ko parce que suma sous-préfet informé ni ma demal nga xool ce qui se passe nga rendre nañu compte mu nekk période 20h30 heure couvre-feu di war a jege si ma dem fa pour xam li xew wa mën a informer le sous-préfet su ma dikkee ma présenté wu laajte ñun ma capitaine bi dafa génn ka fa nekkal capitaine bi nekk téléphone le temps que muy pare sa communication ay éléments de sécurité yi taxawoon foofu ak waa usine bi ñëw ni maire bi na fi jugee ka fa nekkaloon gendarmerie tamit ñëw ànd ak mu ñoom ci seen décision boobu patamee ma yóbbu di ma dégager loolu lii loolu rafetlu ma ko parce que dama yaakaar ni kilifa gu mën a doon boo ñëwee sa commune bi sama gan nga xibaar boo fi mën a indi ak tiis wala fi mën a dal man maa la war a defal ci man nga ko war a jooytoo waaye waroo maa jàppe sama noonu man nag usine bi yàgg na maa wax li may wax man en tant que maire de la commune nekk fi maire depuis 2014 usine bi ñaar fukk laa wax wala 1 euro wala 1 dalasi defaluñ ko commune bi bu dee loolu may wax nag moo leen mitti nan wane liñ defal commune bi gis naa ñoo ni ma benn rapport di wax ci rapport bi ni jël nañ fi ay nit actualiser ko pour 2020 loolu ña fa gasoon ay pax 2011 sax bind nañ leen si personnel bee fay liggéey ña ca ëpp dëkkuñu ci commune Notto boo doon xool la fa dëkk ci commune Notto weesuwul 20 personnes. man maire maay wax ak yow ñaar dërëm joxuñu ma ko joxuñu ko conseil municipal bi ñun soxlawuñu xaalis bu ñuy jox digge woon nañ Gadiaga ab hôpital nañ ko tabax commencé woon nañ fa école manqué nay classe nañ ko tabax ndax Gadiaga ngi ni bëgg na ay salle de classe maa ngi def demande pour building accompagnement soxla nañ brigade de sapeur pompier maire bi tabax na ab gendarmerie jox ko état pour poste de proximité bu Notto ñoom nañ ñu tabaxal centre de santé man luy fay gaz baak la ko fayul man lijjantiwuma loolu xam nga lu may lijjanti sama askan nañ gis seen bopp ci lay fay génn. gendarmerie tiis woowu kenn yéenoo ko loolu wax naa ci ba pare mais sama diggante ak usine bi foofu la problème bi nekk man aw ma problème ak gendarmerie ba fa nekk bu leen usine bi jëlul woon en charge période bi mu fi nekk ma jël leen en charge biñ déggee ni maa leen nar a jël en charge ci lañ commencé ni ñoom ñoo koy jël en charge ndax population ya fa nekk la ma am ak si néew si ceeb jox naa leen ko bu yàgg mais damaa bëgg usine bi xam ni depuis 2014 maay maire gisuma luñ ma defal su ma nee luñ ma defal du man ma koy c'est la collectivité locale ci infrastructure de base beneen bi si topp mooy président Macky Sall nee na référendum bi les ressources naturelles appartiennent au peuple mais bu boobaa commune bi am na loo xam dafa cee war a am kon ñoom dañoo war a corriger tey ji boo xoolee kër yooyu dendee ak gaz bi depuis bi gaz bi tàkkee ba léegi nelawatul
waaye su ma ñëwee foofu en tant que maire di xool la fa xew war faa ñëw ñu may pamtee naa ma da nga fay jóg di coow ak man comme ñoom xamuñu luy rôle maire dama yaakaar ne maire nag warut am territoire ci commune am foofu nag maa ngi interpeller les autorités lu mel nii ñu def dem bu mu amati parce que man vraiment bu ma fa dee dem ndigal laa fa demee suñ ma sous-préfet wóor woon mën naa ko bañ a yëg. ci jamono yooyu ndax moo woon sous-préfet. waaw ci guddi gi rendre naa ko compte tout même sax am na autorité gendarmerie ñu ma woo di ma defal mais tel n'est pas le cas gendarmerie bu nekk foofu gendarmerie nationale la du gendarmerie usine bi parce que ba mission bi jeexee day dem ci usine bi kon waa usine ba fa nekk jóge Thiès ñëw di violenter le maire su doonte ni doomu nootoo lañu su fekkente ne xam nañ li le maire bi défendre il doit être de mon côté te duñ doomu nootoo loolu la ñuy gën a dénoncer nag nan la jox suñu cër te jox commune bi lim moom ci gaz bi te dëkk yi nga xam dañ leen a impacté ñu xool ñu leen taxawoo nee naa leen dem ci gàmmu joxe 200 000 dem ci raxaat ay jumaay ki jàkk loolu waxuñu loolu ñun RSE bi c'est des millions nan ko jox collectivité locale bi mu suqali ko askan bi gis seen bopp te ñu prévoir tamit un plan de délocalisation de ces populations là parce que depuis un mois kër yooyu sës foofu fi gaz bi tàkk nelawuñu parce que lu nga dégg gaz bi tàkk di riir te nag nañ xam ne tamit foofu gaz bi nekk am nañ réalité yu fa xam nañ waxtaan ak askan bi foofu dafa am rab ay technologie fayul gaz bi nañ waxtaan ak ñi fi dëkk ñu teg leen si yoon dañuy tañaxu di dem rek ku maire bi ñëw nga koy dàq di ko jàppoo comme saaku ceeb di ko sànni à 20 mètres kooku di nga waxtaan ak maire yi pour xam li xew ñoom li leen métti bu dee man je défends les intérêts de ma population sama RSE bi na ci commune bi gis boppam na ci askan bi gis boppam bu dee looloo tax nag xam nga kooku du waxtaan ak maire ba il me prend pour un ennemi te je ne suis pas leur ennemi puis su ma nekkatul woon maire bu ma dee défendre intérêt askan bi tamit dina am keneen koo xamante ne bu ko dee défendre ma taxaw ci kanam ci ginnaawam état def na li mu war a def ci commune Noto ñun vraiment bu dee côté boobu président Macky Sall a bien appuyé la commune de Noto Kër Mbir Ndaw mi amul woon ndox ak fukki village yi ko polarisé yëpp am nañ ndox 24 villages yëpp am nañ courant mais dafa am loo xam ne suñ diggante ak usine bi la su du suñ diggante ak président waa usine bi ñoo xam ne RSE bi ñu ngi koy génnee nañ ko bàyyi ci commune bi wala li ci ëpp nañ ko wacc ci commune bi bu ma nee commune bi nag mooy dëkk yéen impact mooy Kër Mbir Ndaw Ngajaga Jël ak Pël Jël ak Wolof Daaru Alpha wala commune bi yëpp su ko dee ñu gis seen bopp la nga xam ne na ñoom dañ koy jox d'une manière directe les populations ya fa dëkk ñoom ñu joxel ko seen bopp mais vraiment jot na nag Petrosen ak Forteza corriger injustice bi am ci commune Noto waaye yaakaar ni maire bi a ngi ñëw day am information nga ni dañ ko pamte woo ay gros bras ñu jël maire bi pamte ko sànni fële boo xoolee sama loxo bi gis nga ko ni ñu ngi ko téye gis nga lii dafa seen wey yi ma téye woon di ma xëcc lan ma daggee te ñooñu xaw ma leen. ndax da ngay dem fi mbaxal na doone benn. non man du ma dem fi mu la xam ne doone comme maa ngi ànd ak sama population ñooñu doy nañ ma avocat ci li may def man du ma fi nekk di dem ci ay mbaxam mais liñ ma def dem naqari na ma du yoon man aw ma frontière ci sama commune je défends les intérêts de ma collectivité locale. dinañu recevoir ñu nañ ko bindal ñi fi jàng sa commune on a des intellectuels dans la commune fii boobu bi fi gaz bi dalee génn en 2004 ba léegi waroon nañoo def école de formation pour métier yi nii soxla fii ci usine bi ñu mën koo jël ils ont les moyens de le faire mais usine bi lañ def Ngajaga gas pipeline mu dem ba Dakar Cap des Biches ak Sococim ñun bu gaz bi tàkkul woon ni duñ ci xam dara dañuy dégg usine bi di ko romb rek amul benn rapport bu ne jox naa barke dem lañu indi benn document di wane ni jël nañ fa ay nit ku gasoon 50 centimètres sax en 2009 bind nañ ni liggéey nga ci usine bi nañ dem xool personnel ba fay liggéey actuellement nii ba xam mat na loolu ñun daal ñu ngi wax ñu ngi toog suñu commune état moom il est informé l'état est informé président de la République dañ ko rendre compte président àndul si lii information yi ñu koy jox du bokk yi xew si le terrain moo tax bëggoon naa mu woo ma laaj ma maak askanu Ngajaga ak askanu Kër Mbir ak Jël ak Pël ak Jël ak Wolof
ak ñun ñi nga xam ne ñooy dund les impacts de l'usine ñu toog ak moom loolu ñu ngi ko koy ñaan su mënee nekk ñu wax ko la réalité parce que bu ñu bàyyee fii ci collectivité locale bi 2012 ba léegi bu dee ce qui concerne son programme ñu di ko gañeel ba tey lii ñëw usine bi di ñu teg fitna dañu naqal tey saxaar see di tàkk nga xam ne depuis 1 mois mi ngi jëm benn côté di polluer atmosphère bi ak ñëpp a sës xale yi nga xam ne mu gisee tàkk-tàkk di guddi duñ mën a nelaw daanaka ñoom du taal sax ñuy taal duñ jëru sax ñuy taal làmp ci seen wet kon loolu war naa jut ay solution ndax tey ji boo doon def musique guddi sax tapage nocturne kooku code bi da koy bañ mais gaz bi di sërërëri chaque guddi sax loolu dañoo war a dédommager nit ñi nga xamante ne ni ñoo fa nekk kon ñun foofu dañuy ñaan le président de la république mu recevoir les responsables de la commune de Noto te xamal leen waa usine bi rapport yi ñu koy jox yu ci bari mu bokk ci RSE bi collectivité locale Noto Goudiama gisu ko loolu moom ñu xam ko waaye nag nan ñu ciy boole ci liy xew dinu informer population yi mooy li ma wax rek depuis le même jour doyloo ma moo tax ñu jël kàddu gi bàyyi ma ko kon man su may wax waxuma parce que damay bëggal neex wax lu neex ma Samba wala ma Demba li nga xam ne moo nekk ci seen xol moom lañ ma wax loo ba ma koy wax nag moo tax ñu dal déggoo leen si dara ba ma waxee ni leen dem leen toog li ngeen bëgg a wax dinaa leen ko waxal ca la kenn ku nekk dem ci ay yitteem waaye nag bu dee usine bi wax jooju may wax moo leen déranger dinaa continuer ko wax ba keroog ñuy corriger parce que waxuma en tant que Magaye Ndiaye mais damay parler en tant que maire de la commune te wax ci turu askanu Noto te li may wax mooy seen cri de cœur. ñun daanaka ñoom permettre sax ñu accepté te lañ ñoo pousse taxañ ñu sànni ñu fële bi ma ñëwee ba taxaw sama buntu kër laa gis oto sapeur pompier bi jiitu ambulance bi topp ci ñun ma ñu ngi ko yóbbu hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh information yi ma ci amaat tey ci suba famille yam ñoo ma ko jox ni ma levée du corps bi tey jii la à 15h à Thiès wax ma ni Sakura Gaye la tudd envoyé ma ay photos génnee àdduna foofu la génnee àdduna waaw moom am nañ njort bu rafet ci moom ndax li yàlla wax ci alxuraan nit ku lab ci ndox ak ku lakk ci safara kenn du la isaab te tamit ci mission accomplie la dee ndax défendre askanam défendre population ci loolu la yàlla moomee bakkanam te xale la te amagu bareegul bàkkaar wala amagu ko kon am nañ njort bu rafet ci moom surtout nag samay mbokk ñoo ko jur samay xarit ñoo ko jur moo tax le monde est très petit ñi ngi ma doon dàq démb ndekete seeni mbokk bu ñu xamoon ne kookoo fa gaañu man la ñuy woo ma taxawal leen fa même bu ma nekkul maire te ñoom ñi ngi ma doon dàq kon nga xam ni le monde est très petit photo yi ma envoyé ay mbokkam ñoo ma ko jox wax ma turam wax ma levée du corps bi kon dèjà yëf yi ñi ngi wax naa ma gendarme la sa yoon nekku ci waaye far yàlla jëlaat na lépp tegaat ko ci sama loxo waaw non man jaale naa ay bokkam loolu après dinañ xool waaye lii lépp ñuy def nan ñu ci boole dinu informer dinu woo ndax bu ñu wooyee maire woo nañ population bépp quand le maire est informé rek li ci des maire mooy am droit de rendre compte à sa population mais maire bu taxaw sàlloo xaw ma soo jigee fa nga war a informer woo ñu dàq la loolu man mënuma koo xam le maire daal ne doit pas avoir un territoire privé dans sa collectivité locale non moom boobu Pambal dafa sori guddi na le maire bu ñu ko informé le maire rencontre le sous-préfet moom def na rôle am bi mu yégee ni affaire bi am na le sous-préfet informé na ma loolu rek doy na moom kay ñoom ñoo ma jëlal daan rek wax naa ko un jour à la télé ni même ma sécurité est menacée parce que démb rek benn feeñ commencé naa feeñ guddi gi nga jàpp maire bu téye loxo yi ñi di ko pamte di ko sànni soo ko mënoon def leneen lu koy gaañ di nga ko def. gis nañu ngay bës sa loxo yi mel na ni gaañ nañu. ah oui gaañ nañ ma koy. di sant ñëpp rek di jaalaat njabootu
ki nga xam ni moo génn àdduna di remercier population commune Noto ci confiance bi ñu am ci man ndax démb lu gaaw ben yégee ni gaa yaa ngi may sonal di ma gundu xataal ñoom ñëpp a génn la commencé kër mbir ba jël ak wolof kenn ku nekk xawma lu la andi ñii dañoo daw ñii jori vélo loolu sax moo tax ñiy reculer delluwaat seen base kon maa ngi leen di sant di leen gërëm merci